Mesdames, Messieurs, amis chers internautes, salaamaaleykum dal leen ak jàmm ñu amati mbégte jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu ñëw seet si benn ndaanaan boo xamante ni defe naa fii ci Sénégal kenn dootu ko présenté tey ki ci seet si du kenn ku dul Cherifou balaa dara dama koy bàyyi rek mu nuyoog internet yi ñuy seetaan Cherifou nuyu naa la. fay naa la yaay booy maa ngi nuyu Sénégal yëpp képp ko ñuy seetaan yaa ngi am Cherifou Ndiobs Brain sama tante moomu daf law ne ma yee ay ca macha allah dañuy daal di rek xuus si waxtaan bi suñu première question nag ñu bëggoon xam laata bi ngeen génnee seen premier album en 2008 ba léegi dañuy gis ni ay single rek ngeen ni faral di ñu jox lan moo waral loolu. waaw en fait avant tout d'abord damay ñëw ci Cherifou Ndiobs Brain donc bi ñuy xamante di collaborer pour teg benn projet bon donc mi ngi nekkoon fin 2017 ci la ñu xamante teg benn projet mooy projet melokaan bi donc bu mu génneeg léegi ay single la ñuy def single yi ñuy def yëpp ci album bi la ñu bokk donc puisque projet bi moo nekkoon def benn album pour introduire ñu suñu ay album parce que bi ñuy xamante man ak moom ku ci nekk yaa ngi woon ci sa album solo après ñu ne nañu def benn projet boo xam ne Cherifou Ndiobs Brain la pour proposer Sénégalais yi benn métissage boo xam ne c'est-à-dire xaw na fi gëj wala bu si fi am quoi entre ñaari artistes yoo xam ne bokkuñu style bokkuñu ñu ñu woyee bokkuñu ay vibe donc ñu mélanger loolu jox leen ko donc bi ñu yàlla defee ñu def ko génne suñu first single moo nekkoon sama tante moomu daf law gars yi validé ko mu nice après ci la ñu génne album bi en 2018 bi ko génnee ba léegi nag comme que album bi dafa bëri ay tube bëri ay morceaux yu nice single yi ñuy génne yëpp ci lay bokk ci la bokk réseau kontaan rek moo ci bokkul mooy bi ñu featuring bi ñu def ak Clayton mais Linguère bi ci la bokk Neema yee ci la bokk Yaay ci la bokk yeneen yi ñuy dégg yëpp ci la bokk quoi puisque album bi moo nice te album bu nice aussi da nga koy dundal da nga war a topp promotion bi mu am suivi voilà moom moo tax boobu ba léegi ay single rek la ñuy génne pour dundal album melokaan boobu. macha allah album de 11 titres la woon ngeen génne ko sénégalais ñu bëri daal di koy apprécier nan ngeen dundee déjà succès boobu. waaw mais sant yàlla bu baax am nañ ci satisfaction totale puisque li ñu ci jublu woon rek mooy déjà sénégalais yi xam ne am na artiste bu tudd Cherifou bu existé boo xam ne commencé na nekk ci musique bi lu yàgg te mun naa ne objectif boobu atteindre nañ ko quoi beneen bi aussi expérience bi gën na yokku par rapport ak link yu ñu am voyage yu ñu def et tout donc album bi ubbi na ay portes yu bëri yoo xam ne mun naa ne yu ci bëri sax xalaatuñu woon na dina yegg foofu mais liggéey moom bu amee barke rek après yu ci bëri day ñëw naturellement mais sant yàlla Sénégal fu ñu munti dem donc boo nee Cherifou public bi ñuy eggali Ndiobs Brain duñu xaar sax nga pare quoi booy way aussi donc concert yu bëri yu ñuy def man sonnatuma su ma commencé man tàmm na la dem na sama biir xol bi ñoom ñooy yeggali donc sant yàlla la mooy wane ne suñu musique mi ngi inondé di dugg fu nekk mooy wane ne aussi sénégalais bëgg nañ li ñuy def ñu ngi ñuy déglu quoi te loolu kese moom mooy sagu artiste voilà. macha allah. bu yàggul dara tamit ñu daal di gis artistes yu bëri def ay sensibilisation ci li nga xamante ni mooy Covid 19 bi mbas bi daal di wàcc ci dëkk bi ci àdduna bi yëpp sax laay wax yéen tamit ngeen def ci seen touche personnelle ñu gis ngeen génne benn son mais ngeen def collaboration ak yeneen artistes fii ci Sénégal waaye it ak waa Kër gi famille ñoom tamit ñuy benn groupe boo xamante ni Gambie lañ leen doon gën di faral di gis lan moo tax choix boobu noonu Sénégambia bi Sénégal di woote tout le temps moo tax ngeen def ko wala dafa am beneen relation boo leen sekk ak waa groupe boobu noonu. voilà macha allah donc xam nga dafa am taxawaay boo xam ne ñun artistes dañ ko am donc muy dañuy taxawaay messager donc àddunam na fa muy toll dañu war a gën a fësal suñu rôle dañu war a éduquer dañu war a dénoncer sensibiliser orienter et tout ñu dem ba benn jamono nattu wàcc su àdduna bi yëpp. mooy mbas bi ngay tudd léegi donc mënuñu def lu dul continuer di dox suñu mission à travers suñu musique parce que moom la ñuy waxtaanee ak suñu fans yi bu ñu amee message bu ñuy jàllale ci lañ koy jàllale et tout donc suñu combat vraiment moo nekkoon ñu wax moo nekkoon ñu way jël suñuy kàddu sensibiliser population bi jox leen
ñoom aussi ñu xam naka la ñuy moytoo maanaam gën a bàyyi xel consignes yi nga xam ne docteur yi joxe nañ ko ànd ak ñun ci combat bi pour ñu mën a daan mbas bi. donc ñu ne nag Cherif ak Jobs Brand kese duñ ko def puisque am na ay artistes yoo xam ne ñi ngi ci label bi Sénégal jot nañ leen xam am nañ ñoo xam ne aussi xamaguñ leen te am nañu talent la ñuy def nice na comme Kër gi family bi nga cité ñoom ñi nga xamante ak ñoom Gambie ñu nekk ay artistes yoo xam dañu am talent Gambie respecté leen trop ñu mën li ñuy def bi yàlla dogalee ñu nag ñoom link bi am ñu décidé produire leen ci lañ leen contacter après ci lañ ñëw Sénégal ñu nekk ak ñoom dalal leen ñi ngi Rock Team Music dañu jël benn gàlle Nations Unies fale studio bi nekk Jobs Brand fa la nekk ak ñoom voilà donc instant bi ñoom ñi ngi ci projet bi ñi ngi studio ñi ngi job bi ñu xamee ne aussi li ñuy def nice na te ñoom aussi war nañ mun a feeñal seen jëmm ba nga xam ne Sénégambia bi comme li ngay wax dina gën a wane kóllëre dina gën a wane ne Gambie Sénégal benn la seen artistes yi ñu ngi fii di produire di def lu nice dinañ mën a aussi profiter jàllale seen message ba nga xam ne dina ubbi benn yoon pour Sénégal xam ne kat am na benn crew bu tudd Kër gi family dëkk Gambie mais Sénégal la ñu basé wu ñu ngi préparé dara donc moo tax ñu boole leen ci gën a fësal suñu kóllëre ak ñoom donc voilà Jayla aussi mi ngi ci biir mu nekk benn système boo xam ne Rock Team moo ko yor ñoo ko war a produire def na benn single cover Cherif Jobs Brand muy Damel comme xam nga mu nekk xale boo am talent macha allah di ko ñaanal moom aussi yàlla defal ko jàmm am di Rijal aussi suñu frère la ku nekk gars yi temps yi ñu ngi koy gis mi ngi def ay affaires yu nice Papa Laay aussi jeune talent la bu deewaar koo xam ne na ko Sénégal xaar donc daal li ñu def yëpp mooy dañoo dajale ay artistes yoo xam ne am nañ ci ñoom yaakaar que ne bokk nañ ci ñi mën a doxal musique sénégalaise bi ñu bokk ak ñoom juste pour wane rek ne talent yi ñu ngi ci réew mi te ku ci nekk am nga aussi loo mën a wax ci mbas bi voilà. donc Cherif su ma déggee bu baax li nga ma expliqué nii dafa mel ni yéen au-delà d'être des artistes da ngeen di accompagner yeneen i artistes. waaw bëri na mun naa sax ne des fois Cherif day taxawaay impresario des fois day bind ay textes des fois mu maye des fois ma xool artiste bu ma fil ma jox ko. côté mélodie aussi bëri na artistes yu ma ciy liggéeyal donc jarul may lim tur mais bëri na ay kilifa yoo xam ne fii ci musique sénégalaise bi damay liggéey ak ñoom ci côté boobu dañuy ñëw Rock Team ñu tëju créer ay mélodies jox leen comme xam nga côté texte yi aussi ñu jàpp ci loolu don bu fi yàlla def la yàgg na donc moo tax ñu am taxawaay boobu artistes yi ñu yor aussi ñu ci bëri donc parce que nekkul da ngay am voix rek mun nga way mun nga bind ñëpp nekkul ñëpp la yàlla jagleel loolu am na ñoo xam ne voice rek la ñuy am bu ñu ñëwee nga orienté leen créer leen ay mélodie harmonie parole texte jox leen après ñu defar mu nice quoi voilà donc côté boobu aussi ñu ci liggéey artistes yu bëri te d'ici peu de temps dinañ ko gën a fësal incha allah. macha allah am na solo lool bu yàggul dara ñu gis njiitu réew mi président Macky Sall daal di def rek discours à la nation waxtaan ak askanu Sénégal wante liñ ci gënoon jàpp mooy phrase boobu mu daal di yëkkati rek daal di ne apprenons à vivre avec le virus jamono boo xamante ni fii ci Sénégal virus bi tax na activité yëpp mi daal di koy dakkal rawatina ñi nga xamante ni ñooy artistes yi léegi nag bu fekkee ni ñëpp ñu ngi delluwaat ci seen i activité mais di respecter normes yi nga xamante ni moom lañ ñuy jox tout le temps takk masque respecté geste barrière bi ak yeneen ñi ci mel est-ce que tamit jotul ñu xoolaat artistes yi bu baax bu ko defee ñoom tamit ñu mën organiser wu tout en respectant les normes mën woyal seen art ndax ñu bëri ci yéen ci seen art la ñuy dund. waaye ñu bëri ci ñun suñu art ci art bi la ñuy dund en commençant ci man bu naa ça fait 2 mois génn ma fii laay nekk xam nga te di nelaw mais maa ngi profité aussi di composer ay morceaux yu bees comme xam nga donc di def ay vocalises donc nekk ci gëstu bi quoi parce que amuñu droit toog dañu am benn sas boo xam ne ñu nag suñu public la donc muy dañu war a continuer di leen bégal continuer di leen jox ay tube comme niñ ko xamee ci ñun donc yu mel ne dañ ciy profité wu rek gën a liggéey quoi mais je pense que ne loolu du yomb ñun moom pour ñu organiser wu donc ànd ak mbas bi liggéey du yomb quoi parce que show la ñu xam te show aussi vraiment artiste li koy xabtal mooy many people quoi public bu bëri donc nga mën a xabtalu mën a def li ngay def li ma mën def man en tant que Cherif mooy may def ay show tuddee ko show at home di ko may sama public gratuitement te commencé naa ko maa ngi def ay live Instagram comme xam nga fi laay teg sama sono plané jug plané defal gars yi show ñuy def direct di bégee xaaruñu ci dara quoi
donc ak suñuy dugg ak suñuy link peut-être dinañ mën a lijjanti feneen suñuy weccet boo xam ne dinañ mën a concentré wu toog ci gàlle bi dund ak système bi ba yàlla jëlee fii affaire bi donc di ñaan yàlla jëlee ko fi nu mu gën a gaawee àdduna bi yëpp delluwaat ci stabilité donc ku ci nekk delluwaat ci say activité mais show at home le Cherifou Tech di ko dund mais show ci mbedd bi moom du yomb guddi. ñoo ko déggandoo donc defe naa baax na trop nga andi ci éclaircissement yooyu noonu bu yàggul dara tamit ñu dégg waa SODAV daal di rek def communiqué am benn budget boo xamante ne ñoom dañ ko daal di rek génne ngir jàppale artistes yi nga xamante ne ñoom membre lañu foofu noonu ci li ma jot a for sax carte BSDA moo am ba léegi mais ñi jot a am carte en fait est-ce que yéen bokk ngeen ci artistes yooyu noonu. bokk nañ ci avant sax suñu album di génn. avant suñu album di génn man laa nekk membre AMS membre SODAV aussi voilà donc communiqué bi mu génnee ñun def nañ li ñu waroon def en tant qu'artiste remplir nañu fichier bi donc envoyé ko par mail mais amaguñu benn feedback quoi donc ñu ngi toog di xaar mais man personnellement franchement bon lu ñëw baax na franchement lu ñëw baax na parce que àdduna toll na foo xam ne dafa fulu mbir yi dafa jaxasoo quoi état bëgg na jàppale population bi organisation yi ku ci nekk ñi ñi ngi yëngu ñi ñuy kaas fii ñi ñi ngi wax mais tamit bon dañoo nekk ci tristesse bu doy waar bu ñu daw ci ginnaaw koppar bu ñu daw ci ginnaaw ndimbal nañu xool naka la ñuy def pour jàngoro bi jógee fi àdduna bi delluwaat ci jàmm ku ci nekk sa business nga mun ko doxal quoi bu ñu concentré wee ci ndimbal noonu lay mujj jur suñu biir comme xam nga jikko yu bari day génn respect day daal di daw nañu gëm xam ne combat bi du ñu nag muunin bi combat bi du ñu nag état bi mais ñu nag jàngoro bi la comme xam nga c'est très important ñu xool ñi nga xam ne war na leen dimbale ñu dimbali leen c'est très important am na ay famille yoo xam ne ñoom bu ñu xëyee dañuy daw lijjanti jaay benn lëjum comme xam nga ci marché bi ba ay 13h 12h ñu doog am lu ñu dépensé jour par jour la ñuy dund famille yu bëri duñu fanaanoo dépense seen biir gàlle ñooñu tey je pense que ni ñooñu ñoo gën a yaloo ndimbal bi am na ñoo xam ne ba léegi ñi ngi dëkk ci ndox je vous dis benn affaire ba léegi nii amuñu beneen espace bu ñu mun dem ñooñu la ñu war a gestu donc bu la yàlla dimbalee nga am sutura bu ndaw sa biir kër nga am sutura bu ndaw ak sa famille bul sax jooy ci ginnaaw ndimbal parce que gestul ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a yelloo ñun loolu mooy suñu mission taxawaay boobu la ñu war a am aussi quoi def nañ suñu devoir nag pour ëllëg bu ñu laajee ndax def ngeen parce que faa nga def sa devoir pour mën a kaas say droit casse droit intéressé wu na mais def nañ suñuy devoir envoyé nañ suñu email donc bu ñu ñu woowee baax na bu ñu woowul aussi duñ ci kaas franchement dinañ dund ak sutura bi ñu yàlla may te bu ñu amee lu ñu dimbalee askan bi aussi dañ koy bokk ak ñoom voilà donc Cherif ak Jobs Brain ay membre SODAV lañ yàgg na voilà donc ni ñu koy waxee sax état bi reconnaître nañu yàgg na dafa am solo loolu defe naa nit ki ci lépp loo nekk rek war nga méngoo ko norme yi daal ba nga xamante ni buñ lay lim ci wàllum aar ñu xam ne ci nga bokk waaye it bu ñu xoolee tamit tubaab kayit la xam nga mën ci tamit bokk. tubaab kayit la xam nga tey boo waree voyager sax en tant qu'artiste nekkul da ngay dem di présenter ay vidéo YouTube wala genre kayit la ñu xam image bi am na solo chiffre yi am na solo ñu xam ne ñu ngi lay suivre mais kayit yu jógee SODAV dem wala AMS yenn organisation ñoom loolu la ñu xam comme xam nga donc moo tax côté boobu gars yi ay professionnels lañ tel nañ ci taxaw lépp laa loo xam ne suñu art bi laaj na ko comme norme vraiment ñi ngi ci tënku nañ ci quoi vraiment tënku nañ ci mais nag sonaluñu kenn ci ndimbal sonaluñu kenn ci laaj donc donte su lu ñu moom la sax mais dañuy bàyyi ku ne ak sa mind sa conscience tranquille nga def li nga war a def mais en tout cas bu ñuy def rek bu ñu xaj ak seen quoi comme ni ko Wolof di waxee comme xam nga parce que en général dañuy xool ñi gën a am tur wala ñi fi gën a yàgg ñuy gën a jublu ci ñoom mais new generation bi aussi ñoom ñooy avenir bi sax quoi booy jox loxo ñoom nga war a gën a jox loxo donc bu ñu demee bay def nañ ko def mu tegu ci yoon voilà. macha allah defe naa am na solo lool ba tey nag Jobs Brain ak Cherifou bu yàggul dara tamit ñu dégg collaboration ak kii di Wally Ballago Seck Faramareen bi déjà seen link nan la demee. waaw Wally suñu gain la suñu frère la donc mun naa ne Papa Thione lañu njëkk a xamanteel nag Papa Thione lañu njëkk a xamanteel mu boole ñu ci benn projet bu muy def Cherif ak Jobs Brain def ci moom 3 morceaux projet boobu génnagul quoi. voilà mais bi ñu ñëwee ci kër Papa Thione dañu gis ne famille bi yëpp dañu bëgg en commençant ci Mouhamed ndeysaan
xam nga ñoom moom yi Chérif ak Jobs Brain rek la ñuy déglu mooy bi ñu dajewee Paris dafa ñaan lu nekk la wax quoi xam nga xam ne cofeel am na fii xam naa loolu moo dem nag ba yegg ci waal yi moom aussi bi mu ñu découvrir li ñuy def neex ko trop quoi donc bi muy def Dôme de Paris ñun la defoon invité d'honneur Chérif ak Jobs Brain donc ñu ànd dem def show bu nice ak moom ñu koy shout out xam nga di feddale couleur yi suñu diggante ak moom après ci lañ am feeling nga def benn son ñun ñoo ko invité ci benn son bu tudd Nawel yi bu mu ci ñaan dara nag dama la ci may exclusivité falaa doon ñëw de. donc mais incha allah rabbi son bu génnee yaa ko njëkk a am yow ak sa gars yi te doo si ñëwee internet yi tuuti. baa ñu képp ko rek mais li ma mun wax mooy mbir la. waaw loolu moom xam naa ni ça promet parce que defe naa Chérif Jobs Brain lépp lu ñu andi rek macha allah sénégalais dañ koy consommer mais tamit Wally Ballago Seck bàyyi nañ ko xel bu baax ci musique sénégalaise bi donc. def nañ lu doy waar bëggoon nañ sax mu génn juste après Korité bi mais bi ñu préparé def vidéo bi ci la corona bi dugg après ci la ñu tegaat lépp ci suuf mais ñi ngi xool daal yan système la ñuy def. donc pour mën a def vidéo bi jox ko sénégalais yi parce que bëgg man dama yaakamti ko génn waaw dama ko yaakamti. incha allah bëggoon nañu waxtaanee tamit ci seen style vestimentaire parce que dañuy seetlu lu bëri boo leen di def show boo leen di génn soo leen nduroolewul yére aussi bëriwul boog li ngeen dul nduroole yére mais tamit li tax ngeen di gën di mettre en avant li nga xamante ni mooy culture africaine. bon xam nga lépp loo gis identité day am solo. te ñun aussi dañuy dox ci originalité quoi donc dafa am fu ñu bokk te foofu ñu bokk faa ñu koy fësal ci suñu comportement solin yi et tout yàlla dafa def man styliste la affaire yi ñuy def yëpp man maa koy ñëw yi ma sol nii yëpp man maa koy ñëw comme xam nga vidéo yi ñuy def show yi tenue yu Chérif ak Jobs Brain yëpp yi ñuy def man maa koy dóor voilà am naa benn as machine fii benn machine. nekkete moom da doon nëbbatu ab tailleur laa jàkkaarloo. nante bii ngeen gis lu ndaw lii bu ko xeeb de. su ma xamoon àndaale sama tissu Korité bi ndax tailleur yi nee ma duñ ma ñawal masque la ñuy ñaw. jàmbal la lu day waar kay macha allah am na benn période maa ngi rappelé wu ay 2000 ma xool ay 2015 2016 yooyu dañ ma doon wax Chérif Bijoutier waa Parcelles boobu maa ngi woon Parcelles nekkoon ci ñëw bi carrément ñu woowee Chérif Taïbas Chérif Bijoutier mais après nag donc ci la ma musique bi gën a nangu amatuma temps quoi nekk ci ñëw bi carrément mais nag dama ne lépp lu ñuy sol moom man maa koy def comme xam moo tax ni nga solo neex ma gis naa ci Chérif Jobs Brain xam nga ëf mi yi cool quoi mais lépp lu ñuy def Chérif Jobs Brain moom moo koy ñëw da ngay xaar vidéo yi bees dinañ gis ay yeneen tenue yu doy waar incha allah yeneen création ya tey ni nga ko waxee nga daan activé wu ci ñaw jamono bii nag ak mbas bi tailleur yi seen activité yu bëri daal di taxaw ni tey ni daan feesee di veiller et tout loolu yëpp gisatuñ ko ban pensée nga am rek ci ñooñu nga xamante ne jot nga jaar ci métier boobu noonu. ndeysaan démb rek maa ngi woo sama benn xarit boo xam ne souvent ñoo doon nekk événement quoi mais xaw naa ko yërëm tuuti parce que événement la xam quoi comme ñoo xam ne ay tailleur événement lañ. d'ailleurs événement donc bu événement jotee dañuy nekk ay jinne dañuy job moonin man ci laa bokkoon événement boobu mun naa tappale tuuti mais événement damay liggéey moonin tu vois mais ma woo ko ne ko booy nu situation bi nu mu demee mu ne che booy affaire bi doy na waar dafa yaraax maanaam foo xool waaw doo gis dara comme xam nga donc mbir yi doy na waar quoi yërëm naa leen mais nag tolluwaayu jamono la peut-être lii am nii moom mooy li gën donc li am solo rek mooy yàlla musal ñu ba ñu bokk ci ñi mbir mi di bañ a dal ñi nga xam ne jot na leen dal aussi yàlla fagi seen bopp donc yëkkati leen mu gaaw fi jugee mais xalaat naa leen bu baax xam naa ne année bii dina compliqué donc li am solo rek mooy nañu sol caleçon ak seulement rek Korité garaawul xaar li des. loolu day waar de. ma ne noonu laa koy dundee sama caleçon laay sol sama seulement toog fii am sama jàmm kenn du fa rey gars yi stay at home toog leen seen gàlle yi ñu fayet affaire bi mu jigee fii teyri nañ muñ peut-être fii ak tabaski yàlla mi ngi suturaal incha allah yàlla baax na. suñu borom mën na ko yàlla nañ ko teggil ci ni mu gën a gaawee na defe naa lu muy yàq rek la ñuy nemmeeku jamono bi amul dara rek loo xamante ni corona mu ngi koy defar wala mu ngi koy jëmale kanam dañuy jëm nag ci suñu dernière question tey dañu gis Jobs Brain ak Chérifou nekk ay partenaires di liggéey nekk benn groupe mais niñ koy aajoo di gis saa su ne groupe boo gis rek dafa am tur boo xamante ni day différent ak yéen ñoom seen ay nom yoo xamante ni ça leur est approprié li tax yéen ngeen préféré ku nekk garder sa tur contrat à durée déterminée ngeen def wala da ngeen di sóor ëllëg
ah dama bëggoon nga ñëw foofu quoi. waaw bon loolu yàgg nañu ko di wax sax mais xam naa yow dañ koy jotagul woon Cherif ak Just Brand nekkul groupe quoi projet la bu ñu teg donc yàlla dafa def ñu bokk label mooy Rock Team moom moo ko géré Just Brand moom moo ko géré man artiste am la quoi moom moo waroon produire xam nga dégg ñoom fi lu ko def benn affaire donc yàlla dégal affaire boobu nag moom moo nice ni donc bi ñu ko tegee mun na am vol 1 vol 2 ça dépend mun na joxaat gars yi beneen album donc ça dépend quoi parce que Sénégal bëgg nañ ko mais nekkul groupe nag franchement de groupe moo tax déggoo nangam di Possi wala nangam di Clan comme ni ko gars yi doon defee wala nangam Cherif Just Brand pour tomorrow bu ñu gisee Cherif nekk ci carrière solo nekk ci wéyam ñu xam ne projet la woon donc mat na ñu yemale ko foofu jëmmi jamono aussi bu ñu fiilee defaat beneen affaire pour bëggal suñu fans yi ñu defaat ko bu ñu gisee Just Brand aussi nekk ci leneen ñu xam ne donc voilà projet bi moom moo fay am quoi mais sans bi projet bi mi ngi en cours am na yeneen track yoo xam ne war nañu ko génnee jox ko sénégalais yi incha allah bu ñu paree ci loolu nag après ku nekk yàlla mën a def ku nekk xool ci lan ngay nekk lan ngay proposer public bi ba jëmi jamono waaw mais Just Brand Cherif daal ngay dégg doo dégg crew moom. macha allah defe naa éclaircissement yi am na solo lool tey li leen andiloon ñëw seet si ki nga xamante ni rek mooy Cherifou moom nag ak Just Brand lañ daan faral di gis tey déjà nga andi éclaircissement li tax Job nekku fi. waaw Job dafa ragal koor nag de Job ne ma booy tuura 10 heures maa ngi sa gàlle mais xam naa ne mi ngi nelaw dafa bidonte ak confinement beeg yooyu yëpp aussi da ciy joué mais xelam mi ngi fii donc voilà quoi te Cherif bu toogee rek mat na donc Cherif Just Brand bi la sama tante mooma dof law ñoom ñooy neema yee borom Linguère boo gisee rasamaan bi rek gis nga waram ndel bi mat na donc di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi li leen andiloon tey fii daal di ci ànd ak ki nga xamante ni rek mooy Cherifou expliqué li tax Job tey teew fii dafa ragal koor gi nag moom rek ragalu ko am naa njaayeen boo xamante ni moom saay su ma ànd ak moom ndeysaan dama koy yërëm Talla Ndiaye di ko bégee bu baax équipe technique bi moom ak Malay di leen remercier bu baax yéen tamit di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi ni ma ko waxee sànq rek di leen jox dig daje très bientôt pour yeneen jotaay lépp pour daf seen bànneex restez connectés à nos programmes d'ici là portez-vous bien.